ndam bi yal na ngeen am ko ñun ñëpp ñu bokk ko. nit ñi nag yàgg nañu di jaar fii waaye gis ñu changement waaye yaakaar naa ne bii yoon de changement dana am yal na yaakaar bi bu mu tas. ñun nag soxla ñu dara ku ñuy defaral marché bi ba mu nekk moderne parce que nit ñu baax ñoo xamante ne dañuy jógee extérieur di ñëw fii di jënd si ñun fekk ñun ni ñu taxawee doon lu doon rafet nag. dañoo bëgg képp koo xamante ne danga ñuy jàppale na nga defaral marché bi ni mu tuuti tuuti xaj nañ ci mën nañoo xajalante ba ñu taxaw waaye na rafet rek na rafet seng bi na fi jógee table yi bant yi na fi jógee. waaye yéen itamit ay xale ngeen yal na leen yàlla may fi ngeen bëgg a yegg ngeen yegg fa ak jàmm ak salaam yéen itamit ngeen gunge sunu doom yi nga xamante ne ñoo ñuy remplacer ndax ku ci wàññeeku sa doom dana ñëw ku ci màgget sa doom dana ñëw kon yéen a bokk génération yal na leen yàlla taxaw fi ngeen bëgg a yegg na ngeen fa yegg waaye bu dañ ci boolee nax day ay mag lañ asalaam. Sur votre programme, nous sommes très contents. Nous voulons votre réussite et le programme sera appliqué. Nous souhaitons beaucoup. Nous souhaitons encore beaucoup. Comme vous avez dit, c'est le marché le plus réputé au Sénégal. Même à l'étranger, ça fait partie de... c'est un symbole de ce qu'on appelle la laïcité sénégalaise, parce que le porc il fait partie du culte, de notre culte, de la chrétienté. Donc, si ce marché est fait, bien fait, je pense que ce n'est pas votre nom, c'est le nom du Sénégal. On dit vraiment au Sénégal, il y a une laïcité. Parce que moi, je connais une Camerounaise qui est venue au Sénégal. Il disait au Sénégal, on ne vend pas de porc. Parce qu'il y a 95% de musulmans, ils croyaient qu'au Sénégal, on ne vend pas de porc. Mais quand il est revenu, il a dit non, on vend le porc au Sénégal. Déjà, ça fait partie, c'est un complément de la laïcité. Ça fait partie de ce qu'on appelle la laïcité sénégalaise. Donc, je suis très fier. Et je suis fier encore de votre visite. Et je vous souhaite bonne réussite. Et je sais que vous avez réussi avec ça. Merci. Je me présente Sega Dembélé, nous sommes maestro Sega. Donc, je suis du milieu bu ma xamul dafa nek milieu bo xamné xamna ko d'autant plus que ñi fi nek ñep cantine par cantine mën na la wax turu nit ki wax la fu mu dëkk wax la ñëpp donc fii sama kër la su ma fi ñëwee dama fi ñëw fekk ci sama waa kër parce que chaque jour man maa ngi fi su ma ñëwee fii nag tey am audace wax parce que ki ma àndal xam naa ko dund nañu xam naa ay projet am te xam naa ne li muy wax dina ko mën a teg man du ma nit boo xamante ne te yéen ñëpp xam ngeen ko du ma nit buy dugg ci loo xamante ne tey dina ne wala du ne su may dugg ci benn affaire am koy vérifier doog ko xool ko soog a am fitu ñëw taxaw ci su ma ñëwee taxaw fii tey Grand Yoff ñoom yaay jabel ak keneen président ñëpp xam nañ ne man du ma nit buy waxantu Abda Diallo délégué ñëpp xam nañ su ma ñëwee c'est parce que quelque chose de sûr et certain gis nañu programme bi gis nañu lépp tey man dama leen di ñaan xam ni ma leen ko yàgg ñaanee au niveau de Grand Yoff ñuy def benn affaire di ko gagné dama leen di ñaanaat ren ñu def ko pour gagné ko parce que comme ni may wax rek man dama nekk nit boo xamante ne dama doon am ñeneen ñu ma doon jàppale dama koy wax di ko tàllamti mais depuis 96 ba léegi may ñëw di leen ñaan seen i ay carte muy fii ak feneen ci biir Grand Yoff ñu ma koy jox am yaakaar ci man am kóolute ci man ne loolu ki ma ciy am ay déception moo tax nag ren ma vérifier bu baax li may dugg xoolaat bu baax lu may dugg xam ne seul nit bi ñu mën a génnee ci pépin bi mooy Cheikh Bakhoum may ñaan toute population Grand Yoff surtout waa fii ñu voté ji massivement pour coalition Benno Bokk Yaakaar surtout pour Cheikh Bakhoum jërëjëf. waaye li may wax du sori damay nuyoo parce que marché bi dafa bëri am na njaago am na joolaa am na mankaañ am na lépp am na séeréer yi sax ñoo ko sanc man mii di wax ak yéen sama yaay ci marché bii la bokkoon
tey la toog mënatul man mënumaa ñëw ci marché bi ma toog sama yaay ñooy njëkk ñi sanc si marché bi Njoona waaw mais ba yeti ñima ñakuma ñakananinde sari mandonga linja singi sisi ndaka votir ka liste le 23 njima mbafri ka liste koy mewi noko jend si te noko rotul yindi bulengi na mensi manja idel gomis mbandi bati na winini rek nuruy mambiti toujours na ruy na gañar ba anna ye canas kanam na ruy ba kan nat ndaka tsap tani tan kana kay cankanam ki parce que wonu cak subu ko na jol il faut que ni ci si bu kaas dura pro wax ba ñaa parce que ci ba ñaa ko dul wol suma bokku bokul bari yalla koy ñaam prendu ci wori nu sasum pour bari yalla ba bokk waaw ndaka ñaa ka liski le 23 ndaka ci libu leng ndaka voter kul ndaka ga ñaar wori ndu ñaaw na sembati yo merci ak seen ñoom fii tey Bignona vraiment seen doxin bi ngeen dox nii tey dañoo kontaan ñun waa Bignona parce que lii itam te fii yombul mais donc comme ñëw ngeen ak ñëwinum jëm yéen itam am nañu doléance pour wax ak yéen li nga xam ne nii ko moo ñuy métti moom la président ak Jean Robert ak Guèye ñoom ñëpp wax nañu seen doléance mais itam xanaa répété waat ko ndax ab yëf su demee ba métti ay nit suñ ko waxee rek ngeen mën kaa dégg taxaw si maanaam Bignona gën a rafete nii gën a nekk loo xam ne nii que kenn dootul jooyati te gis nga ñun waa Bignona dañoo sonn de te dafa am ñoo xam ne nii ko dañoo doon sonat dañu bëgg maanaam ngeen jàppale ñu ci sunu coono bi ndax ñun mënoon suñu bopp dara mais soo leen jiwtee ñu topp seen kaw dañ ñu ñeme mais donc ñun kese ñemoo ñu parce que mën nañoo xam ne fi ñu jublu yéen ay borom doole yéen ay bras droit yéen ay sunu bras droit ñu nekk bras gauche kon ngeen jàppale ñu ci coono bi nga xam ne nii que mooy lii ñuy jooytu nii vraiment yal na ngeen ni ngeen di dox nii yal na mu doon loo xam ne nii ko yal mu leen jege yal na ngeen yëkkati ko yàlla yëkkati leen ci li nga xam ne nii ko moom la ñu bëgg bon ma ñëw ci séeréer yaakaar naa am na ñu dégg séeréer bon yow kon kooro maa ko xëye baaxum Cheikh baaxum bon kon tanam no keke o fi'a i parce que no keke o te refum saate ba xaƴa nga xaye kam fiix meen te taxam gar me sax yam njula neke ka anda keke o te ref ke andoona yee te yakarum i nda yitam um ga'anga o nan ne wo kam ɗaya wo Cheikh Bakhoum parce que nan ne nuun den mbaag taxu Sénégal a suptoox nan ne nuun o mbaag taxu in weeke i mbaago sado me i njofaayo i kon koy um ga'anga jambar fa nan ne wo to ɗeet ba anda ñoxale o ñoxorel bon wax dëgg xanaa ba dimla in fop kon waramo waago sawir na wo to mboolo ne it a content na wo i a felanga roog koy ke bëgoona xano jegin force i parce que xediro a roog pour o daawin yaq ko xeda roog pour o daawin xeman saax le i kon koy xu yoontoona itam fata ande Cheikh Bakhoum fa neke ñaaƴe caaxaan i ke rimonga o te noono yaam o kiina mat ku te refna na faap mo noon ten mbat na mbat no gucara i nda jeg e jeki a ref ke te refna i o ɗeetangaan den na nuun xano cuuko cala nuun a jega xa refna ta o kiino maak no peraan ka kon foogaame waagiro neew yasam me faam roona yasam o yaal oxe ci'ong ke bugoona Cheikh Bakhoum i keke o te bugum lay no mbaasanaam dama fi teewal sama mag Abdoulaye Nder di sama naatango délégué de quartier def ci rek ak sotti ci la yaakaar naa ne Bignona gis ngeen li ngeen xamante ni moom la leen Cheikh Bakhoum indil muy marché moderne bi nga xamante ni damay ne amul Afrique mais Sénégal sax amu fi Afrique sax amu fi kon ñun ñëpp nañ ci jàpp xam nañ ne programme bu riche la macha allah yaakaar naa ne bu ñu demee ba ci kanam te ñun ñëpp ne gëm nañ ne du nit koo xamante ni day wax dafay wax lu mu mënut lépp lu mu mënut du ko wax kon dañuy jàpp ci loolu ne looloo am et ñu ñaan yàlla ne fii ak le 23 yàlla defal ñu ndam ci kàttanu yàlla ak yonent bi comme ni ko suñu mbokk yi waxee ñun ñëpp benn lañu Grand Yoff multipote la doo xamee chrétien doo xamee musulman bañ nañ ko bu ñu ñëwee ci dëj yi doo xam sax ndax chrétien moo fi gaañu wala musulman donc loolu sant yàlla la kon sotti ci ak def ci la DG ñu ngi lay gërëm di la sant di ñaan li nga xamante ni mbëbën nga ko ci dëkk bi
mbëbër nga ko ci commune Grand Yoff yàlla na la ko yàlla jox ci kàttanu yàlla jërë ngeen jëf. ndax bërëb bi dafa nekk bërëb bi nga xam ne dam ko xam bu baax a baax sama yaay yàlla na suuf sedd si kawam mu bokk ci ñi nga xam ne ñoo sàcc marché bi su ma soxna di fi xëy di fi daan dooleem kon tey su ma ñëwee fii rek dama war a mun jël kàddu di dalal seen xel di leen di wax ni que jëmm ji fi ñëw tey liggéey moo ko tax a jóg te jàppale marché Bignona bi bokk na ci suñu ay préoccupation mu nekk nag suma xarit ki nga xam ne tey président Macky Sall moo ko wóolu mu nekk ndawu Grand Yoff di jàppale Grand Yoff kon tey su ñëwee présenté leen programme bu mel nii yaakaar naa ni que andi si ak délégation bi nii seen xel war na dal nga xam ne lépp li nga xam ne tey wane nañ ko fi lu ñu mën a def la fii bi Grand Yoff lu ñu mën a def fii nii ci marché Bignona kon samay mbokk yi fi nekk kàddu gi du bëri am leen seen fulla am seen fayda le 23 janvier incha allah ngeen voté la coalition Benno Bokk Yaakaar pour que tey seen coono yi mun a wàññeeku pour que tey lépp li ngeen xam ne da ngeen ko soxla ci marché bi équipe municipale bi fi nekkoon di leen di sonal bu boobaa dañ leen di mun taxaw jàppale leen ci seen ay projet ak lépp li ngeen xam ne tey yàlla ñu koy xaar fii ci marché bi ndax marché bi président wax na ko marché bu am solo la pour la communauté catholique ak ñëpp ñi nga xam ne tey dañuy jëfandikoo yàpp mbaam ndax boo xoolee département Dakar moom rek moo fi am puis ku fi ñëwoon suba teel nga gis fi ay chinois gis fi ay américain gis fi ay français xeet bu nekk dañ fiy dajaloo kon day baax tam équipe municipale bu fi mënut a toog jàppale leen te tey gis nañu lajj bi nga xam ne tey moo fi am ndax tey depuis 96 ba léegi benn équipe municipale moo fi nekk muy waa PS ñoom Khalifa Sall ak ñoom Pape Madiop ñu tëlle di leen di nax di leen di sonal dafa jot ngeen génne ñooñu fii ngeen teg équipe bu bees mooy équipe bi nga xam ne tey suñu xarit suñu camarade Cheikh Bakhoum moo ko jiite pour que fii mën a changer loolu rek la ñuy ñaan loolu la leen di sant te bu ngeen ñu wóoloo teg ñu ci boppu mairie bi dinañu changer marché Grand Yoff incha allah jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ñu tabaxandoo Grand Yoff ñu ñëpp merci beaucoup. asalaamaaleykum waa marché Bignona ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk ci seen tur ak ci seen sant di leen remercier bu baax ci seen teewaay di remercier monsieur le délégué bi ñu fi dalal di remercier responsable marché Bignona yëpp tey nag waa coalition Benno Bokk Yaakaar ñoo ñëw seet si leen pour waxtaan ak marché Bignona ñu ngi leen di masawu bu baax a baax parce que nag gis nañu condition yi nga xamante ne moom ngeen di defee seen liggéey fii mu nekk ay conditions yu jafe loolu nag incha allahu rabi à partir du 23 janvier am nañu yéene ànd ak yéen délégué bi wax na sànq dañu bëgg ñu def un marché semi moderne waaye ñun waa Benno Bokk Yaakaar lu ñu proposé mooy un marché moderne boo xam ne waa Ndakaaru waa Sénégal ak ñi nga xamante ne ñooy dund parmi nous mooy les étrangers ñu mën a ñëw fii ravitaillé wu en viande de porc ci ay conditions yu mucc ayib parce que Bignona dafa war a nekk attraction pour Grand Yoff dafa war a nekk attraction pour Dakar donc nag waa Bignona dañ leen di wax ngeen wóolu la coalition Benno Bokk Yaakaar pour que ñu ànd ak yéen moderniser le marché jox leen ay conditions yu baax pour que ngeen mën a jaay ci anam yu baax pour que Bignona tey képp ku ragaloon ñëw fii tey nga sawar ñëw fii parce que boo fi ñëwee di nga fekk ay conditions yi gën donc daal yéen waa Bignona
ñu ngi leen di jox daje le 23 janvier ngeen ànd ak ñun voter massivement pour la coalition Benno Bokk Yaakaar ànd ak ñun pour ñu changer la commune de Grand Yoff changer équipe bi fi nekk nga xam ne malheureusement Bignona nekkul seen préoccupation donc nag léegi waa Bignona la balle est dans votre camp donc le 23 janvier boo leen bëggee ñu defaraatal leen seen marché bi voter leen massivement avec à la coalition Benno Bokk Yaakaar ñu ànd avec le gouvernement ànd avec le président de la République moderniser leen seen marché mu nekk un marché de référence à Dakar au Sénégal et dans la sous-région ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant